voilà donc la toile Thioro ñi nga xamante ne ci ñoom la nar a wax tey jotoon na ko wax ci ndorteelu émission bi donc Thioro ma bàyyi la nga développé. waaw Khady comme ni nga ko waxee rek dugg nañ ci fi nga xam ne moo di réseaux sociaux yi daal di jël lépp loo xam ne nii rek ñi nga xam ne ñoo di askan bi daal na leen soxal ba tax ñu partagé ko ci loolu dañuy njëkkee ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck kenn dootu ko présenté fii muy nag taskatu xibaar moom Cheikh Yérim Seck dafa génn ci sitam daal di def benn kii boo xam ne nii benn interview boo xam ne da ko def ci kaw muy wax ni rek fi nga xam ne moo di Casamance pour ñi nga xam ne ñoo di état bi daal ciy def jàmm il faut ñu def guerre il faut ñu daal def guerre contre waa MFDC parce que loolu rek moo mën a indi jàmm ci fi nga xam ne moo di ci réew mi ak particulièrement foofu nga xam ne moo di ca Casamance rawatina sax li nga xam ne moo mujj am fële ca Bofayota léegi nag moom moo nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck bi mu ko waxee tamit internet yi ñoom it niñ ko jëlee metti na parce que tamit ñoom ñëpp partagé nañ ko te li ñu gën a wax mooy moom warul wax ñëpp a war a wax mais moom warul wax waxuma la tamit muy wax loo xam ne ni tamit dafa daal di jéggi dayoo parce que jéggi dayoo weesuwul muy wax ci li nga xam ne ni moo di nañu guerre contre MFDC pour Sénégal mën a am jàmm ci loolu tamit ñoom ñu ngi koy wax lépp loo xam ne xalaat nga ni rek mën nañ koo wax nit ku lii ñu ko koy wax parce que ñu ngi koy wax ba naan ko pédophile la donc moom warta mën a génn di wax te amul benn leçon de morale bu muy jox kenn amul leen war a digale ci biir li nga xam ne moo di réew mi parce que moom kuy wax tamit moom warta nekk ki nga xam ne mooy wax internet du ñoom ñoo ko wax boo xoolee ci biir commentaire yi ñoom ñu ngi wax tamit dafa amul doom wala mbokk boo xam ne nii rek mi ngi Casamance looloo tax tey jii mu jóg di wax ni dañaa war a guerre pour jàmm mën a dellu si affaire yooyu ci moom tamit ci loolu tamit génnaan na bay tontu di waxaat ne niñ ko reprendre moo waxew ko noonu mais daal lu mu ci mënti doon Khady wax naa waxul li mu wax kenn àndu ceeg moom parce que tamit mën a indi jàmm ci diggante Sénégal ci diggante Casamance nga xam ne ci biir Sénégal la nekk. kenn mënu ci ànd ak moom je pense que mënoo nekk jàmm ngay ut nga koy ut à travers ay et puis du je crois lu nit ci doon xaar ci moom genre kàddu yu demee nii après qu'il se rétracte mu nekk que waxu ko woon je pense que moo gën ci moom déjà je pense que lii nga xamante ne moom la wax xeetu apologie la yor daf koy bañ beneen côté également est-ce que il met pas sa vie en danger en pointant du doigt peut-être ñi nga xamante ne ñooy rebelles yi wala di woote ci guerre. ci loolu sax tamit internet yi wax nañ ko parce que ñu ngi koy wax naan ko comme dafa am site bi la bëgg a lancer en plus comme nit ñi toog nañ lu yàgg waxuñu ko dara te tamit dafa defaat café avec amul buzz bi mu war a am est-ce que du tamit dafa bëgg a soulever waaye dafa bëgg nit ñi gisaat ko moo tax moom tam mu daal génn daal di wax lii pour nit ñi kii ko ba ci biir commentaire yi internet dañuy wax naan site bi sax bu ko kenn xool déjà pour bañ koo may buzz bu ko site bi bu ko kenn dem xool yi ñoom ñëpp ñu ngi koy wax ci biir réseaux sociaux yi. ñu daal di koy tëj rek daal di dem ci leneen ci beneen chapitre dañuy ànd ak ki nga xam ne moo di Charles ci charrette bi nga xam ne fas bi nga xam ne nii dañ kaa teg lu metti ki nga xam ne moo ko doon dawal daal koy teg lu metti ñu ànd ceeg Charles pour mën ko lii Charles nga yéegal photo bi tuuti waa gis nga fas bi nii charrette ci réseaux sociaux yi rawatina Facebook bi partagé nañ ko fa parce que borom charrette bi day dawal charrette bi ci kaw tànk bi gis nga ni mu enflé ni mu neewee da koy forcé di ko ci dawal te lii nii bari na ñu ko métti lu ci biir réseaux sociaux yi rawatina dañuy wax ne am na sax ñuy sukkandiku di wax ne lii moo tax Sénégal bu jëm kanam parce que nga gis mala koo xam ne ni tey ji yow ak moom a yem rek dund dafa yor bakkan nga yor bakkan tey ji mu ngay liggéey di am xaalis ci moom bu feebaree wala mu sonn wala dara war nga koo mën a dem gaare ba faj ko wala nga def ci leneen ci moom moo gën nga koy forcer di lii xam nga ñoom internet yi rek nu ne dañuy liyee ci loolu sax ñu ngi wax ni lii mooy delloo réew mi gannaaw parce que tamit il faut ñun si suñu bopp bu ñu respecté suñu bopp il faut tamit ñu respecté ñi nga xam ne ñoo di mala yi wala bu ñu respecté wu suñu bopp ñu respecté mala yi parce que ñun ak ñoom bokkuñu lii tam partagé nañ ko bu baax a baax ci biir fi nga xam ne moo réseaux sociaux yi en tout cas c'est inhumain comme tu as dit ba tey ñu daal di tëj chapitre boobu daal di ibbi benn rek daal di wax ci sunu Akon daal di wax ci Akon ñu ànd ak Charles rek ci li nga xam ne moo di photo bi Akon sunu mbokk moom nga xam ne il est nit koo xam ne kenn dootu ko présenté la ci photo bii nii moom dafa demoon fi nga xam ne moo di Touba. bi xalif général sëñ Sidi Mokhtar génne àdduna dafa daal dem ànd ak papam nee nañ mooy sëriñam daal di dem jaale ji mais bi muy dem dafa takk lii nag photo bi dañ kaa partagé ci réseaux sociaux yi zoomé photo bi pour wax ne lan moo tax moom tamit muy dem ci sëriñ bi di takk jaaro moom waru ko woon def xam nga sénégalais rek ñoom tamit waaw il faut ñu jéem a dugg ci yenn détails waaw ci loolu sax nag
am na ci ñoo xam ne nii loolu la ñu wax ne waru ko woon takk am na ci ñoo xam ne tam dañuy wax naan da ngeen di tardeel seen bopp ci ay affaire parce que kii dem na ba pare la moo tax yéen tamit bu ñu mënee ànd ak Charles ci commentaire yi la moo tax yéen tamit ngeen di indiwaat ay wax rek donc yéen a ngeen war a def loo xam ne nii tam da leen di yóbbu moo gën ngeen di attardé wu di wax ci moom ay wax yoo xam ne nii tamit amul benn sens lu bëri daal ci nit ñi ñu ngi ciy wax am na ñoo xam ne nii tamit ñu ngi wax naan li ci xol bi moo ëpp njariñ li mu def parce que jëf na jëf bu baax te xalaat nañ ne li ci xolam la defee jóge na fële comme sëriñam la et tout jóge na fële ñëw ba fii ñëw masawu waa kër ga looloo ëppoon importance muy sol li nga xam ne ay jaaroog lii bañ liñ jëti attaqué am na benn affaire boo xam ne dafa am ba muy dugg si kër gi je crois que am na si këru sëriñ yëpp ñoo xam ne ñoo lay dalal bu ñu xoolee ne lu mu takk méngoo dañ ko war a ne dindi ko avant muy dugg mais waruñu ko gis noonu parce que star la ñu bàyyi ko mu dugg man ci cadre boobu laay reproché kalaa muy dugg bu ñu ko xoolee gisee ne lu mu sol daganul dañ ko war a ne li nga sol daganul waroo également que le fait que ñi ci porte bi waxuñu ko ko ñi ci biir kër gi waxuñu ko ko sëriñ ba ca boppam waxu ko ko c'est parce que ça gêne pas waaw gêné wul kenn man sama xalaatu bopp laay wax parce que tam lu mën ci doon tamit mooy Akon la bu ñëwee tamit sëriñ bi Akon moomul sëriñ moomaalewu sëriñ dafa ñëw jébbalu comme tout le monde ñi fay ñëw tamit di solo ak noo mënti lii te déjà sol na yëre olof simile tenue yi mu daan sol na yëre olof et tout li ñu gënoon a mën a wax daal yaakaar naa ni mooy dem bam fa demee ak lan la fa uti woon ak lan la fa li woon ak lan la fa bàyyi ak lan la fa yóbbaale moo gënoon a kii daal ñuy wax ay waxu jaaro bu mu taq ak yooyu trouver la petite bête waaw vraiment ba tey ci moom la ñuy desal di daal di continuer ci leneen parce que sénégalais moom ci réseaux sociaux yi lépp loo xam ne nii wax nañ ko ci lii tam dinañ jël loo xam ne nii tamit lu baax la ak lu bon la lu mënti doon parce que Akon dafa daal di def benn émission boo xam ne ni mi ngi ko defee Hollywood la ko defee ci benn chaîne de télé bu nekk foofu léegi nag moom bi muy wax dafa daal di yëkkati der bu ñuul parce que ci ay waxam mi ngi wax ni dafa expliquer histoire der bu ñuul nit ku ñuul histoire bi lan la ñun fan lañu sokkee ko lan mooy ñun daal parce que mi ngi wax ni ñun lu riche la deret bu riche moo nekk ci ñun kenn waruñoo suufantal kenn waruñoo def leneen loo xam ne nii méngoowul ak ñun la ñu def ci kaw loolu sax moom ci mi ngi wax ni ñi nga xam ne ñoo di artistes yi ak ñi nga xam ne ñoo di cinéastes yeeg écrivains yeeg ñëpp ñoom ñoo war a jàngaat li nga xam ne moo di histoire Afrique ñoom ñoo war a jàngal li nga xam ne moo di histoire der bu ñuul ñoom ñoo war a jàngal li nga xam ne mooy sunu mbaax ñu daal di koy xam ba fu ñu toogati di ko fësal ak di ko wane parce que tamit ñoom rek ñoom à travers ñoom ci la ñu mën a xamee lan mooy der bu ñuul ci la ñu mën a xamee tam lan mooy histoire Afrique ci la ñu tamit mën a nawee nee na suñ ko defee dina tax ñi nga xam ne ñooy génnaat di wax ci der bu ñuul et tout dinañ xam histoire bi en sorte que dootuñu amati jot pour di wax ci ñun leneen loo xam ne parce que histoire bu riche la ñu am ci kaw loolu tam internet yi ñoom tam ni ñu ko partagé mooy ñoom ñëpp dañ ne nit koo xam ne ni nit ku am ambition la ci boppam nit koo xam ne tamit bu ñëpp meloon ni moom tamit kenn du yab der bu ñuul kenn du yab tam africain yi nit koo xam ne nii tamit la lu mu def rek ci àddunaam der bu ñuul la ko defal te ñun lay représenté ci côté yëpp presque internet yi ñoom ñëpp ànd nañ rafetlu lu mu def te it moom mi ngi ñaan daal ñi nga xam ne ñoo di artistes yi cinéastes yi comme ni ma ko waxee sànq na ñëpp jóg pour daal di yëkkatiwaat li nga xam ne moo di der bu ñuul ci kaw jàngi li nga xam ne nii mooy sunu mbaax li nga xam ne nii ci lañu juddu africain bi ci la juddu yaru ci ñu daal di koy xamal ñi nga xam ne ñoo di àdduna bi yëpp pour ñu mën ñu respecter bu baax. je crois que ci xeetu détail yi la nit ci war si jaaro bu mu takk c'est un exemple Akon bu ko neexoon mu toog États-Unis nekk di parce que il a largement non seulement le temps mais l'argent pour ça toog di dund bien aisément mais def ko mu ngi ñëw Afrique di investir fu mu gis ni que amul je sais pas électricité au fin fond de l'Afrique mu jëm ko indi il y a des Africains beaucoup plus friqués que lui jéemuñu ko def donc après genre nit yoo xamante ne la je pense que seen yu baax la ñu war di wax bu ko defee ñeneen ñu mel ni moom di topp voie bi nga xamante ci la nekk. Ah, vraiment. ñeneen xale yi dañuy copier de attention on dit que l'enfant a l'aisselle grégaire. et je trouve que qui copie Akon copie bien. attention su xale bi commencé takk jaaro demee mu takk ñaari jaaro fu mu jëm. alors xale bi takk jaaro gisee ko ci Akon parents mi ils sont où. mais donc nag donc xam nga artiste référence la on tire une référence donc l'artiste doit être exemplaire par sa tenue. C'est important parce que l'enfant a l'instinct grégaire day copier
du xool nit ñi day ne artiste bi sol na ko kon baax na. Après Théo, faut pas obliger que artiste bu taxawee on devrait pouvoir le distinguer par rapport à yeneen nit lambda yi. On est d'accord mais non parce que pourquoi. On dit que artiste déjà warul sori que solu comme monsieur tout le monde warul tout le monde après am nga sa mbubu artiste mais boo paree da nga koy simmi non mais après tout nga xam ne yow éducateur bi un artiste doit éduquer. Au point que quand tu as envie de mettre des boo amee envie takk jaaro tu ne sais pas parce que tu dois éduquer. Sinon tu vas pervertir. D'accord. En plus Théo même bu dul loolu sax man ci Akon bi nga xam ne moom lañu indi tey ci laay wax moom bu fekkente ne rek loolu la kenn du ko dégg ci genre wax yu mel noonu wax yoo xam ne nii dañ naan mën na détourner xale yi wala mën na kenn du ko ci dégg lu dul lii nga xam ne nii tey dañoo mën a loqati moo tax ñu génne jaaroom dina ko fàng ne ko daa nga nag nañoo xamante dëgg waaye bu dul lu baax keneen dégg ko ci leneen xoolal c'est un monsieur boo xam ne nii dañ kaa war a respecter c'est un monsieur boo xam ne nii tamit royukaay la man loolu laay wax ci li nga xam ne mooy jëmale àdduna bi kanam ci li nga xam ne nii ci la ñu nekk combien fii ñuy takk jaaro di ci booleeg yeneen yoo xamante ne vraiment ñu ngi ci site yi ci lu vraiment lu jullitewul sax ñu ngi koy wax léegi ñu ngi koy wax affaire éducation yi ñu doon wax léegi lii indi lii bi ñu ngi wax ne Rihanna day ñëw fi indi 375 millions de dollars du déjà ñu ngi koy wax xadi kon takk jaaro dafa jullite. Qui a dit que dafa jullite? moom nga wax de nga ne. ci lu jullitewul. Faut pas me mettre en mal avec les téléspectateurs quand même. Je dis il y a combien de gens yuy takk jaaro ñu leen di dégg. mais donc loo xam ne lii. après c'est sa vie nous on peut pas. Sénégalais on a tendance à contrôler suñu vie. mais pour man daal loo xam ne nos religions les révélées ne l'autorisent pas il faut pas le faire il faut pas le faire parce que yow artiste nga da ngay éduquer société bi da ngay éduquer xale yi. Théo tu vas pas me dire que amul lenn looy def lu sa religion lu mu la permettre. mais par exemple xale yi. am na looy def quand même lu la sa religion permettre. mais attendez da nga ne artiste parce que dafa am lu muy représenter. Bon, on va pas faire le procès de Akon, hein, donc Théo a entièrement raison. On passe au suivant. Vraiment bu ñu jógee ci Titi dañuy ànd ak Charles ci photo Titi bi bu ñu jógee ci Akon dañuy ànd ak Charles ci photo Titi bi ñu xool rek pour ñëw commenter ko Charles yëgal tuuti Titi mu ngi def la toile bu baax a baax parce que photo bii dañ kaa partager fépp partout ci biir réseaux sociaux yi rawatina ci Facebook bi parce que li leen metti mooy sañse Titi bi mais nag ñoom dañ am na ñu bari ñoo xam ne dañ ne du guleet parce que Titi nii mu soloo nii tey jii yàgg na koo soloo ay Titi ay dàllam robam ak manteau bi mu teg ci kaw xale yi kontaanuñ ci am na ci sax koo xam ne nii ci biir commentaire yi saal boo ñu mënee indi commentaire yi ci biir commentaire yi koo xam ne nii fansam la mais mi ngi naan Titi chaque jour nga ñuy teg gàcce ngir yàlla doo ñu dimbali nga mën a sañse wala boog nga sañse boo xam ne nii dina mën a lii est-ce que kii Titi la ñii di ko tuddee sax lii est-ce que du saako pomme de terre bi ñu teg tamit waaw ñoom daal méttilu nañ ko bu baax a baax sañse Titi bi méttilu nañ ko bu baax a baax rawatina sax nag fansam yi parce que dañ ciy gis ñoo xam ne dañ naan ko dañ laa bëgg torop kon donc suñu sañoon ngay sañse ñeneen ñi nga xam ne ñoo di tam yeneen artistes yi nga xam ne seen fans yi dañuy béggee ñoom daal ñu ngi koy ŋaañu daal Xadi. Man personnellement j'adore ces chaussures. Xadi bàyyi ma Xadi ni nga ko sol bu baax. waaw ba tey rafet na ba tey man mii robe bi su ma ko amoon nii sol mu génn sama forme ak tout dem jënd yére bi sol ko tam. waaw vraiment mais tamit comme li kii doon wax léegi rek laay wax su ma ŋaañul tamit jaaro ki nga xam ne moo di Akon damay ŋaañu robe Titi bi parce que neexul la. waaw neexuma te comme ni ko ñëpp méttitloo man noonu laa koy méttitloo dama cee ànd ak ñoom parce que robe bi mu lant la déjà waaw kay mais man j'adore ces chaussures. Titi donc Xadi bëgg na say daal bu ñu tëjee Titi dañuy dem ci nga xam ne moo di Pape Diouf aussi xale Pikine bi dañu partagé ñu ànd ak Charles wanaale ñu li nga xam ne moom lañ bind parce que dañu naan pourquoi Pape Diouf du def clip bu simple moom daal jeu de lumière bin nit yu bari che kii bëgg na lu xumb parce que nee nañu Pape Diouf en général buy clip ci récemment ci clipam bii passé buy clip dafay def clip bu xumb daal boo xam ne nii comme ñoom ni ñu ko waxee ay jeu de lumière ak ay bin fii ak ay affaire yu kii ñoom daal xam naa tamit ñoom it clip bi naqare na ba pare waxuñu ko rek ci benn clip bi parce que nee nañ da koo tàmm ci ay clipam aussi ñi koy wax bokk na ci ay fansam bokk na ci ay fansu ñeneen parce que du ñoom dañoo jóg rek pour ŋàññi ko
ñu ngi naan ko na bàyyi façon clip yi nga xam ne ni moom lay def en général na ko bàyyi parce que ñoom neexu leen en plus de ça ñu ngi wax ni banlieusard la mais yaakaar naa ne affaire de banlieusard ak Dakar du problème boobu parce que bari na waykat yoo xam ne ñu ngi ci banlieue bi te defuñ kon numéro affaire de choix la ak tamit ñay réaliser clip ba ak ñi nga xam ne tam ñoom ñoo togg affaire bi defe naa ne ci ñooñu la ñoom ñoo ko bëggee noonu xëy na tam moom dina ci indi plus am mais plus bi mu ciy indi tam taxul ñu ne banlieusard la ak ñoom seen xarit. et puis am nañ fi waa Pikine ñu laaj non mais vraiment ñun instant bi waaw Pape moom bu ko laal dañuy laal parce que instant bi c'est notre première partenaire boo xam ne tey jii ba mu dóoralee concert Cheikh Omar bi mu ko laajee lu mu lay fay xam nga lu mu ko wax jàppaleel ma sama frère étudiant yi. donc kii ñun les élèves et étudiants du département de Pikine Pape ñun dañ koy déggee. d'accord ba tax kii bu fort bi tam non ça bon benn domaine la boo xam ne moi je le maîtrise même pas bon peut-être bon les mélomanes ou bien label bi mu nekk bon ils sont mieux habilités pour en parler. mais ñun la personne de Pape et sa générosité ay li muy réclamer doomu Pikine c'est que nous avons et ñu ngi koy déggee de passage di ko vraiment di ko remercier di ko wax ni kontaan nañ ci moom. dëgg la waaw xadi kon ñu tëj loolu rek daal di dem ci li ñuy neexalee téléspectateurs yi parce que la toile à chaque fois bu ñuy jeexal rek dañuy neexal téléspectateurs yi ñu ànd ci ak Charles waaye bu ma benn pël mere. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahumma laka tawtu wa bika amantu wa la ilaha illa anta. Astaghfirullah! Astaghfirullah! La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahumma laka tawtu wa bika amantu wa la ilaha illa anta. ñu téléspectateurs yi ndax am na fit bu doon man moto ba fa laa koy bàyyi. day Louga waaye yaakaar na ne namm tànk yi moom moo gën a gaaw